asalaamaaleykum mbokk yi ñu sant buur yàlla boroom asamaan ak suuf am mbégte dikkaat fii ci seen jotaay Sénégal ca kanam Sénégal ca kanam wala suñu réew mi nuñ koy xalaatalee xool yi ko gàllankoor ci fànn yépp nan lañ leen di jàngatee jàngat boo xam ne dees na ko saafara indil saafara mbir yooyu ndax Sénégal da di réew moo xam ne yàlla boroom asamaan ak suuf da koo beral loxo ndax ñun suñu réew mi dara manqué wu fi ñun réew mu naat lañu am réew mu am koom lañu am nañ ndox ami géej ami suuf ami ndaw ami naaj am lu am solo xel koom la maanaam sa xel soo ko jëfandikoo rek mënees na laa jural koom loo xam ne yow dalay sax bett te ñun yàlla dafa def sénégalais doomu réew mi xelam neex kon ku am ndox suuf géej ami dex am koom yu ne ci biir suuf si yoo xam ne du jeex ay or ay marbre ay weñ ay pétrole ay maanaam koom yu bari yu ne ci biir suuf ba pare nga am xel kooku moom da ngaa war a dem lu tax demuñu ba léegi nag loolu suñuy gan dañ fiy dëkk fii di si joxe seeni xalaat. mbokk yi tey suñu taxaw seetlu dañ si ànd ak Ndioba Laye Seck moom mi ngi bokk si kuréel googu tudd coalition C635 Ndioba ñu ngi lay nuyu la dal la ziar. ñu ngi lay fay bu baax Tunkara. C635 mooy lan. C635 dafa nekk benn coalition bu nekk Yoff boo gisee C bi mooy coalition qui regroupe 19 mouvements et associations 635 nag boo ko déggee ku xam un peu si wàllu numérologie si wàllu alxuraan mooy wa rafahnaahu makaanan aliyyan ñeente nii yàlla subhanahu wa taala moo ko waxoon yonent yàlla Idrissa maanaam boo ko chiffré woon tey si alxuraan 635 lay pesé boo ko addaté mooy maanaam mbir boo ko bëggee yëkkati mu jëm kaw loolu la yàlla wax si yonent yàlla Idriss maanaam tey jii Tunkara bu mu bëggoon mu gën a affaire am gën a jug mag ñi dañuy jël seen carré mystique yooyu ñuy def rek maanaam musallas lañ ko tuddee 635 lañ koy am nu ngi koy doxalee rek mbir mi day gën a jóg ci kaw. waaw loolu mooy. 635 daal nga ni moom mooy valeur u aaya boobu. ok mu ngoog war a fax naahu makaanan aliyan léegi nag ñu ne ñun dañ bëgg yëkkati Yoff si taxawaay yi gën a kawe ñu tuddee ko nag coalition 635. ah yéen ñi maam seen mbir mi xóot na. waaw mu ngoog nag. bon ñaata nit a si bokk. bon membre yi toll na 1111. mbirum baatin la ñuy wax nag quoi. xanaa foog ngeen ko bëgg tënk si 1111. da nga ko bëgg tënk foofu voilà exactement. kon dootu leen jël ci beneen membre. xanaa kenn génn ngeen dugal keneen. non day nekk da ngay adhéré si beneen groupe bu bokk benn mouvement bu bokk ci affaire bi maanaam da lay comptabiliser au nom de mouvement boobu. mais duñ ko élargir quoi. bon lan moo leen tax a jóg suqali Yoff. waaw suñu objectif mooy suqali Yoff te ay personnes individualité nii rek mënu jóg ne ñoom ñooy def wala ñun ñooy dindi il faut ñu organiser wu dëkk bi dafa am nu mu tëddee donc c'est par les mairies municipalité ñooñu ñoo yor dëkk bi en 2009 ñu taxaw xool candidats yi nekkoon yépp sur la liste de départ ñu ne kan moo ci gën profil ñu xool ki ci gën profil ñu ne ah kii kat ñun sensibiliser sunu gars yëpp ñu ànd ak moom votel ko mais duñu yem foofu en 2009 bi ñu ko defee bi ñu ko votelee ba mu gagné yàlla may ñu ndam ñu gagné à Yoff mais ñu dem 2009 2010 2011 gis ni kii li na def li ñu waxante woon defu ci dara ñu taxaw génn suñu. ban maire la woon. maire bi fa nekkoon bii passé nii dernièrement la dame. kan la. ah bu xamoo maire Yoff bi passé nii. ah man kay yow laa wax laaj. ministre de l'élevage. mooy kan. bëgguma tudd turam nag. lu tax bëggoo tudd turam. ministre de l'élevage bi passé. lan la autorité publique la kay mun nañu wax turam. ah yow xamoo turam Tunkara. dama ni. yow mii laa ko laaj. bu ma ko laajaat. loolu si ragal a wax. non mais bëgguma wax turam rek par principe quoi s'il vous plaît. loolu ban principe la. parce que man ak moom dana am altercation ba ku nekk féetee boor
yow ak moom man mais nit la kay am na tur dañuy wax turam. maire Yoff ku fa nekk maire Yoff. mu nekkoon ministre de l'élevage. mais moom mooy kan mais non c'est-à-dire ñun Sénégal tey dañuy am nan lañ mën a am problème koo xam ne. autorité publique la. ñuy am problème pour tudd turam ne moom moo nekkoon maire dong. mu xëy gay sec dong. waaw loolu simple. pour ne pas la nommer. ah loolu kay dafa simple. léegi yéen seen coalition bi. waaw. ban message ngeen am ngeen bëgg mu leer ci bopp ñëpp. non damay may ma daaneel foofu noonu en 2011 bi ñu gisee ni narul changer dëkk bi te bu ñu demee ba à la fin de la journée ba 2014 bu ñu ko nee présenter le bilan kenn du xam li mu nar a wax ñun lañ génne ne kii conseil municipal bi dañ koy réunir ñu destituer ko mu nekk xeex bu metti mais finalement ñu bàyyi loolu maanaam dama la bëgg a wax. ngeen bàyyi mooy moom moo gagné parce que mooy maire ba léegi. mais elle est une personne qui est assise sur un budget de 11 milliards kooku neexul destituer parce que loo mënti def conseil 66 conseillers pour mu am 34 conseillers yu favorable ak moom xam nga li muy def loolu. nan lay def dafay jënd conseiller. non Tounkara c'est-à-dire li mu bëgg a wax mooy par exemple quelqu'un am te ni mu ngi toog ci 11 milliards boo nee da koy destituer pour 34 conseillers mais facilement mën na am 34 conseillers te ni ñu ko fidèle leen du mën nañoo ñëw réunion ñu wax li ñuy wax lépp. ndax 11 milliards yi. non kan yaa tudd 11 milliards. bien sûr am na assise financière bam te nii mën na jaar ak gars yi fenn waxuma jaar na ak fenn gars yi nag mais mën na jaar ak gars yi fenn. jaar boobu fan la jox leen xaalis. mais da ngay xool suñu événement yi ñu doon def pour wane ni def fi dara suñu war a fait tour de la des maisons de presse mais éléments yi du mus a génn parce que guddi gi mën nañ jaar fu nekk def ay enveloppe éléments yooyu noonu doo ko gis. jox ko waa presse bi. ñu si bëri. yéen loolu am ngeen ci firnde. bien sûr. am nañ ci firnde mais ban maison de presse. non lañ dem jox leen enveloppe pour ñu bañ génnee. éléments yi non c'est-à-dire mën nañ ci am firnde lan te mais mënuñu tey ñu jóg ne preuve baa ngi nii. ah mais loo amul preuve nag war a ko wax. yow yaay wax waxu baatin waxu yonent yàlla Idriss waxu alxuraan moom dafa nii. looy wax. moo tax mu sensible nag yaa ma dugg ci terrain ne ma si tel tour wala affaire mais c'est-à-dire di nga xam exactement. da ngay indi firnde de parce que yenn yi moom sos la moom. waaye Tounkara non. ah loolu sos la. non du sos. accusation gratuite mooy sos. non accusé wu ma kenn. ah waxoon ni dañuy dem ci maison de presse yi seen ginnaaw ba tax ba yéen doo leen mën a joxe ay enveloppe yaa tudd enveloppe ba tax ba seen éléments yi du génn yaa ko wax. c'est-à-dire dafa nekk affaire am te nii mën nga ko wax xam nga ni am na mais bu la nee tey indil preuve bi ne lii am na. mënoo am preuve bi. ah kon bu ko wax ndax loolu moom non seulement sos la. parce que waaye du alxuraan sos. loolu sos la wax loo xam ne amoo preuve bi sos la. ah Tounkara loolu du sos. dama ni. ok saa yoo waxee mbir te amoo preuve sos la non si wolof noonu la tudd. comme vous voulez d'accord. loolu alxuraan da koy tere de yéen seen baatin gi nga wax da koy tere. donc je retire ça. retire bon. ok léegi ban message nga bëgg mu leer. léegi sunu mouvement bi dafa ñëw tey en 2014 définir son programme. pour la mairie de Yoff pour jëmale Yoff kanam soppi ko xar kanam ñu ne dañuy dem déglu candidats yi présenté wu yëpp mais malheureusement ñooñu ñëpp boo leen dégloo lan la ñuy wax sama yaay fii la juddoo sama papa fii la juddoo am naa fi ay ndijaay am naa fi ay mbokk kon mën naa laaj dëkk bi kaay laaj dëkk bi ñu ne mais lii sottalul problème mu dëkk bi ñun suñu programme bii nag comme amul ku ko sottal léegi ñun dañuy jéem a présenter suñu liste wane suñu programme. dem fa nit ñi laaj écologiste lañ bëgg a demee mais nga may ma tuuti ma appuyer si programme boobu si. non loolu kay programme politique la loolu moom. saa non Tounkara du programme politique. mais programme politique da nga bëgg non da ngeen am seen liste. écologiste nar leen boot. waaw liste boobu ngeen bëgg ko présenter si benn programme. loolu moo tudd politique nag. xam nga tey mënuñ la ñëw ubbi loolu après ñeneen ñëpp dañ leen di ubbi loolu. léegi yow Tounkara may ma foofu ma la dama bëgg a wax ci problème bande verte bi à Yoff parce que. non loolu yëpp ay problème la xam nga ñun fii moom franchement. solution laa si wax. ban solution ban solution. bande verte bi tey à Yoff boo xoolee Yoff spécificité am si commune Dakar yëpp Yoff rek moo ci dese foncier 19 communes yu Dakar yëpp. waaw Wakaam am na quand même. non Wakaam loolu noonu découpage administratif yi. ah mais Wakaam am na quand même. amul Tounkara. loolu noonu yëpp Yoff la zone aéroportière boobu yëpp Yoff la. non mais bokkul si commune Yoff. waaw déglu ma rek
en 96 bi ñuy def découpage boobu noonu lan ñëw ñu trouver ay consensus ñu séddale leen ni affaire yooyu mais yooyu yëpp da nga ko doon comptabiliser si territoire Yoff. mais présentement Ndiobalaye Seck. d'accord je vous concède ça. ah yow tam nag waa léegi yow nga ni bande verte bi lan mooy sa solution. bande verte bi c'est 471 hectares. waaw benn mètre carré di fa jar 140 000 à 200 000 francs. un terrain de 150 mètres carrés 30 à 35 millions mais loolu Yoff bu ko gérer gestion bi war mën nañ ci def la xamante ni vraiment Yoff dina soppi xar kanam. non gis nga Yoff. waaw loolu lébu yëpp la normalement tey lébu yi. dañu waroon moom yi ay gratte-ciel. yaa ngi dégg parce que ñoom seen maanaam koom bi gën a cher. ñoom bi ñu am moom mooy seen suuf bi tey mënoon nañ ko valoriser noo xam ni eh bien dégg nga maam lébu duñ toog di jooy naan kii nangu na suñu suuf kële nangam kii paayal nañu bande verte bi sàngam mais tey gisuma tey ban gratte-ciel nga fi gis ne tey lébu yi ñoo wax moom. Tunkara man li ngay wax noonu nu mu mën nekkee sax lébu yi lébu yi. dañoo Yoff ban gratte-ciel moo fa nekk bu lébu. non lébu yi dañu généreux. bi ñu dëkkee Cap-Vert képp ku ñëw. dal lay daggal kër may la soxna boole la seen bopp amuñu problème. clivage yooyu non kii bokk ci na kii képp ku ñëw su ñun Seydina Limaamu Laay sallallahu alayhi wa sallam dafa ne yaatal leen sàkket yi gan yaa ngi ñëw mais bu gan yi di ñëw mooy yokk leen dëkk bi gan yi ñu ngi jógee fu nekk si àdduna bi di ñëw moo tax Yoff boo gisee sunu teer yi daawuñu ko jaay boo daa gis xalif général bi sax sataloo njox bu mag ne la sottil ndox bi rek ba fu mu yem nga dagg mooy sa kër wala sànnil xeer fu mu yem nga dagg mooy sa kër kon loolu générosité léegi nag Tunkara suñu géej gi par exemple mu nekk domaine de compétence te ni maire bi moo ko war a gérer foofu dañ fi bëgg a def aquaculture boo jëloon un hectare yow sa programme politique ngay wax ni non Tunkara du programme politique un hectare de la bande verte boo ko déposé woon en garantie au niveau des banques ça peut faire lu mu gàtt 1 milliard mais kooku mënoo si tijji une société am te ni day def aquaculture pour suñu géej gi mais désert bi tey désert golfe bi boo fa demee ñooñu da nga leen gis ñu def ay aquaculture teg seen i cube di ci jar jën loolu mais Yoff dëkkante nii 1 kilomètre de côte jàkkaarloo géej gi loolu mënuñ ko si def loolu moom dara war la jom jënd ci ay bateau armateur professionnel ya xamante ne nii dafa ay port dafa benn port de plaisance yooyu yëpp mën nañ ko parce que am nañ plage bam te nii ay rocher la sur 200 mètres sur 800 mètres sable loolu de lu ne moom mais dëkk bu toll nii Yoff antal na loolu looy jeexale li may jeexale nag mooy lancer un appel yéen ñi may seetaan waa Yoff ngeen ñëw bokk ci mouvement bii parce que les politiciens ont montré leurs limites ngeen ñëw ñu teg suñu liste ku dégg li ñuy wax tey nga ñëw fekk ñu au niveau de Layène nga contacter ma man sama numéro 77 610 66 83 nga indaale sa photocopie carte d'identité légalisée ak sa photocopie carte électeur ñu présenter suñu liste à la mairie di ngeen dégg programme bi comme Tunkara ku baax la nag mais may ñu fu mu ko développé ñun ñu développé ko ay Yoff ngeen déglu ko ñu gañ maire bi soppi xar kanamu Yoff ndaw yu am fu laa ngi nii de